voilà mbokk yi asalaamaaleykum dellu si waat nañu suñu émission bi nga xam ne moo di jano bi tey nag ñu jàkkaarloo ak koo xam ne kii duñ ne guléet muy Cheikh Mbow bu COSYDEP mais nag gëj na fi quand même mais comprendre nañ également sa emploi du temps ni mu xaw a xate waaye nag defe naa ne jamono bi nu toll moom am ngeen lu ngeen wax yéen ñi nga xamee ne yéen a ngi ci wàllu njàng mi di ko saytu di xool ak lépp loo xam li war na ko mën a yéwénal ba njàng mi nekk lu jàppandal ngeen nekk ci ma fàttali tamit ne yaay secrétaire exécutif bu COSYDEP ñu ngi lay nuyu Cheikh Mbow. ñoo ngi leen di fay sëñ Maodo. di kontaan ci invitation ci émission jano bi di émission bu mag bu muy suivre jàpp naa ni sax classe la école la ndax jano bi nit mën na fi jàngee xam-xam bu bëri di nuyu ñëpp di ñu déglu di ñaan borom bi mu leeral xel yi ba lépp lu ñu fi waxtaan mën a jariñ askan wi voilà Cheikh Mbow lu xew man Sénégal lu fi xew ci njàng yi maanaam tey yow boo doon résumé sénégalais lambda bi ne ko coow li lu ko waral lu xew. waaw je crois que mooy question de fond bi lan moo xew ci njàng mi oui mais li xew si njàng mi soriwul ak li xew ci Sénégal. situation oui. xam nga secteur yu bëri ñoo ngi ñaxtu. coow li bëri na. gis nga tension politique yi politiciens yi taxaw nañ ba sax finalement ñu jël ñu en otage. donc tension sociopolitique yooyu. absolument oui. daanu na ci secteur yu bëri. nga dégg ko ci éducation dégg ko ci santé dégg ko ci transport dégg ko sax si yéen ci presse. kon nag tey li xew boo ko doon adressé il faut nga adressé ko de manière plus globale. ñu génn ci dëkk boo xam ni politique politicienne moo fi jiitu. ba nga xam ni li ñu war a defal askan wi li tax ñu fal nit ñi danañ ko mën a def. donc loolu mooy bokk na ci lenn li xew. li xew mooy de manière concrète maintenant mooy njàng bekk njàngale bi fi ñu toll duggaat nañ ci cycle grève. te xam nga toog nañ fi ñaari at jëm ñetti at yoo xam ni. kenn grèwul. amu fi. Covid bee taxoon sax xëy na donc Covid bi li muy saay yëpp. téye woon na grève yi. wante après loolu tey gis ngay grève yi léegi nag commencé na nag jël benn dayo bu doy waar. ndax boo jëlee plan d'action wu syndicat yi ci grève bi bu ñuy def chaque semaine da nga perte lu tolloog 20 ba 25 heures. ci réew moo xam ni mënul woon fexe ba am 700 heures yu mat ci atam. alors que dëkk yi nga xam ne ñoom. mais normalement combien d'heures la ñu war a jàng à la limite bu dee ba dee. waaw bu dee ba dee ci àdduna. ñëpp a ngi lijjanti nu ñu amee 900 heures nu ñu ko waxee ci wolof. juróom-ñeenti téeméeri waxtu. waaw loolu lay ñëpp di lijjanti. ci année scolaire bi. ñi koy lijjanti mooy ñi nga xam ne ñoo ngi jàngee ak seen làkk. donc yow mi nga xam ne yaa ngi jàngee ci làkku jàmbur buy tubaab bi di lijjanti 900 heures war ngaa lijjanti 1200 wala 1500 heures. wax nga dëgg de gannaaw. parce que beneen làkk nga jàngee. loolu mooy benn ensuite puisque yeneen dëkk yu bëri raw nan la ba nga naan pays bu ndóol nga. yow lu nit doon góorgóorlu benn war nga ci góorgóorlu ñett. lu mu gàtt waaw. 900 heures bi àdduna di wër ñun war nañu ut lu ko ëpp. or suñu réew ci ay at ba léegi mënuñoo pour ñu jot 700 heures jafe-jafe la boo ci tegee maintenant waxtu yi ñu ñàkkoon ci Covid bi yaa ngi fàttaliku. xale yi nekkoon classe intermédiaire ñu leen toog leen seen kër jànguñu. nga teg ci grève yi nga xam ne am na semaine bu nekk nga perdre diggante 20 ba 25 heures. kon nag am nañ ay raisons pour tiit donc loolu xew na mooy grève yi ñëwaat leneen li xew mooy grève yi léegi yematul kese ci grève jàngalekat yi waaye seen ndongo élèves yi ñoo ngi ci biti ñoom seen bopp ñoo ngi grève naan dañuy grève parce que amuñu jàngalekat yu doy. c'est légitime quand même. waaw donc yuuxu ne dañu amuñu jàngalekat yu doy wala nga dégg leen ñu ne ñu amuñu table banc wala nga dégg leen ñu ne dañoo bëgg a jàngi kon nag loolu bu amee ci ay ndongo suñuy doom xam nga fierté la parce que ça veut dire que. bëgg nañoo jàng. leneen lay xale yi di def. merci. donc loolu fierté la. mais en même temps tiitaange da ciy nekk ndax xam nga xale day naqari contrôler bu ñu génnee en masse mën nañoo yàq def lu ci bokkul. keneen mën naa rax si ñoom. loolu moo waral évidemment que li xew actuellement dafa war a tiital ku ne te au-delà d'une priorité ñu war a jàpp ni urgence la kon ñu lijjanti ko ba xale yi mën a dellu ci classe ba jàngi. loolu bu ñu ko deful li muy jur mooy li ñu yeneen réew yi rawee woon dana gën a yokk parce que ñun ñu war a tabax réew mi du yow ak man. ñi ñu yaakaar mooy xale yu ndongo daara yi xale yu ndaw yi si ñoom la ñu war a tabax li tax ñu mën a tabax réew bi pour ëllëg fi ñu leen tabaxee mooy ci l'école ba te pour ñu tabax leen ni mu war a matee dafa war a am waxtu woo xam ne day mat am jàngale boo xam ne day nduróog suñu bëgg-bëgg te loolu dafa manqué gis nga li xew mooy jamono yi passé yëpp ñuy wax ni suñuy école manqué na jàngalekat diggante ay 35 000 ba 45 000 enseignants yu manqué nga gis ay xale yoo xam ne mosuñoo jàng A ni B jànguñu école classique yi nekkuñu ci daara nekkuñu ci atelier 1,5 million nga gis que at yu weesu yëpp mu am ay déficit en table banc ba xale yi di toogandoo ñeent ak juróom. zone fi sax zone bi ñu la war a woon xale bi di toog ci ay briques
di jël siwo di si. donc yooyu yëpp ay défi la yoo xam ni war nañoo jàkkaarloog moom te mënuñu koo def ndax question yi nga xam ni moom moo posé wu nii donc li xew. véritablement war na tiital askan wi. et donc war naa jugloo aussi askan wi pour ñu indil ko saafara parce que bu ñu ko indil saafara réew moom nga xam ne moom la ñuy gént am suba. wax dëgg yàlla du mën a nekk ndax xale yi ñuy war a tabax. duñ leen tabax ci waxtu wu tax ñu mën a defar réew moom ñu bëgg. d'accord Cheikh Mbow ci loolu nga wax ne li xew d'accord ni nga ko résumé xel mën na ko nangu mais entre gouvernement bi ak jàngalekat yi kan moo ci taral gouvernement bi ñoom. wax nañ ne bon danañ jéem a ubbi ay waxtaan d'ailleurs sax loolu seen langage la boo xam ne c'est pratiquement traditionnel ñoom chaque fois loolu la ñuy wax tëjuñu bunt yi ñu ngi xool ay nangam ak nangam langage yoo xam ni day xaw a am relativité trop alors que enseignants yi ñoom dañ ne ñoom négociation yi xaatimoon ngeen ko def leen ko 1 point 1 tiré ce qui fait qu'aujourd'hui mënuñu trouver solution lu pose problème boobu moo jaaxal ñëpp. waaw mais problème la parce que xam nga réew dañuy toog benn waxtu ñu arrêté ñun ñëpp def élection. fal Maodo. jox ko suñu baat jox ko suñu doole jox ko suñu alal jox ko suñu lépp ne ko yow yaa yore torche bi yaa ñuy jiitu. yaa ñu war a fajal problème yi. yaa war a indiquer yoon bi. donc bu nekkee jafe-jafe yu mel ni am na ñun gouvernement la ñuy waxal lu tax ñuy wax ak gouvernement parce que état Sénégal moom moo signé ci këyitam. li ñu tuddee constitution ak ci loi d'orientation ne xale bu am diggante juróom-benn at ak fukki at ak juróom-benn par force dafa war a dekk ci bu ñu koy jàngalee. moo xam école lay tudd wala daara wala atelier. na sàkku ji xam-xam. xam-xam am nay xale yoo xam ne mosuñoo dugg l'école am na tey ñoo xam ne ñoo ngi ci biir l'école bi ndax te génn nañ ndax coow loo xam ni am na ci diggante jàngalekat bi gouvernement bi benn. état la ñuy joxañ baaraam aussi parce que ñiy grève ay agent am lañ tey seen kër gi bu amoon coow ba grève wala Maodo du liggéey si wala mu ne dafay tardé tel jour ki nga xam ni moom mooy am responsabilité te war koo faj mooy. Baye Omar. le directeur. mooy directeur loolu mooy dëgg donc tey il faut que nguur gi mu faj mbir mi ba nga xam ni xale yi dana mën a dellu ci l'école bi par rapport ak engagement yi mu def ci biir constitution ba jàngalekat yi nga xam ne ay agent am lañ moom moo leen recruter moo leen former moom moo leen di fay mu mën a jubóog ñoom ci li nga xam ne moom la xaatim ak ñoom li xew mooy nguur gi dafa xaatim këyit ak jàngalekat yi. loolu ñu tuddee accord 2018. depuis avril 2018. ko xaatimaat bi ñu ko xaatimee suñu xel dal ci. parce que premier ministre Boun Abdallah nekkoon koo xam ne moom moo doon dajale ñetti weer yu ne ñëpp pour wax point bu ne fan lañ ci toll ñu jékki-jékki amuñu premier ministre. bu jeex premier ministre amatul. amul kuy coordonné la liggéeyu gouvernement bi. Covid bi ñëw taxaw ñu def ñaari at yoo xam ni au lieu ñu jariñoo ñaari atu dal bi ba mën a jéem a anticiper si jafe-jafe yi mën a am. mais ñu mel na ñu si xaw a nelaw. bi mu jàllee ñu changé waat am fi docteur Cheikh Kanté ba tey ñu am Mariam Sarr. ñoom aussi ñuy jéem ba indiwaat. monitoring bi parce que jàpp nañ ni. ci biir monitoring fa lay ministère bu ne di liggéey li mu liggéey ci ñetti weer yu weesu. bu ñëwee mu ñëw jébbal ko monitoring donc tey jii gouvernement bi signé na ay kayit ak jàngalekat yi. jàpp nañ ni lépp li ñu signé woon. te bi yoon li nga xam ne moo doon particularité plan de seen protocole bi moo doon. poñ bu ñu wax bu ne dañ naan waxtu yi lañ koy def. mais waxtu yi wax dëgg yàlla yëpp yembewul mais protocole bi de manière générale gis nañ ni am na ay jéego yi nga xam ni gouvernement def na ko ci. yi nga xam ni wax dëgg yàlla ñun ñuy fekkee monitoring yi mën nañ ko nangu waaye am na ay poñ yoo xam ne mooy poñ yi ëpp solo te évidemment que il faut ñu indil ko tontu mooy loolu ñu tuddee système de rémunération. mooy ndàmpaay yeeg yu demee noonu. mooy maanaam nan. rémunéré jot tegal la dara ci. yokk liggéey waaw. ñu ñuy fayee liggéeykatu góor gi xam nga góor gi dafa bëri ay liggéeykat. am na policier am na gendarme am na médecin ba. am na peut-être douanier am na administrateur civil am na jàngalekat. dafa am benn planning quoi bu ñu tëral ne nii la ñuy rémunéré nii la ñuy fayee. waaw mais léegi ci biir payoor bi la jàngalekat yi jàpp ni dañ leen bedd daf ci am kumba am ndey ak kumba amul ndey ndax bu jàngee li keneen jàng ci seen payoor kële dana ko ëppalee loo xam ni dana. presque double bi. dana ëpp sax double bi donc ñu jàpp ni yooyu ay injustice la parce que bu nekkee man ak yow yëpp dañuy liggéeyal Baye Omar. te wax dëgg yàlla yow li ngay nekk journaliste yëpp ëpp loo njariñ xëy na technicien bi. donc il faut que bu ñu leen di gérer. ñu jàpp ni kenn warul frustré wu. loolu moo waraloon mu am ay déséquilibre am ñoo xam ne li leen jox dafay jégg dayoo am ñoo xam ne li leen jox dafay tuuti loolu ba ñu gis seen bopp te loolu baaxul ci ñi nga xam ne agent de l'État mais loolu dafa nekk loo xam ni syndicat yi wax nañ ko mais gouvernement bi sax da cee d'accord moo tax mu ne nañ def gëstu pour xam jaxasoo boobu am. léegi ban système nan la ñuy travailler voilà. ba lijjanti ko ba corriger ko. def nañ seen gëstu bi dëggal na ni ñuy yoree agent fonctionnaire yi teguwul ci yoon léegi nag dañu war a jëm nag ci nan la ñuy fexee nag ba corriger ko. suqali tuuti. ba nga xam ne
ku ne waxuñu sax égalité parce que du mën a xel mënta nangu ñëpp tolloo payoor mais ba nga xam ne daal du am yenn injustice yoo xam ne dafay ëpp loolu ba mën a frustrer ñenn ñi. d'accord budget bi pratiquement 2022 636 000 milliards. oui voilà 636 milliards. mais loolu ci moom la ñu woteel ministre bi ñu dénk wàllu éducation nationale 2022 est-ce que c'est vrai que c'est prévisionnel dañuy xool rek lu ñu yaakaar ci kanam mais est-ce que yaakaar nga ne lu jiitu li ñuy wax budget bi gouvernement bi tabbalul ay tuuti ndàmpaay ci recherche yeeg ay 50 000 xaw ma 40 000 100 000 yooyu duggal na ba nopp moom. waaw xam nga wala dañ koo dugal budgétiser ko wala dafa doyul wala yooyu moom ay c'est à part. waaw xam nga li nga xam ni moo jëmoon ci indemnité de logement yi très bien logement. accord 2018 yooyu moom gouvernement matale na ko. moo tax mat na sëkk. mat na sëkk parce que léegi jàngalekat ñoo ngi jox seen 100 000 indemnité logement. d'accord ñu ngi leen ko ci tegal. non 40 000 de plus muy 100 000. ah d'accord plus d'accord. d'accord li nga xam ni ok juróom-ñetti junni wala. ëppoon na loolu quoi 6 la woon 6 points. d'accord yi nga xam ne moom lañ ci am donc ci point d'accord yooyu am na yoo xam ni wax dëgg yàlla am na ci ay efforts yu am solo yoo xam ni ñëpp mën nañ koo seede. bon maintenant système de rémunération bi mooy ni ñuy fayee donc. payoor yi. loolu mensualité yi quoi. waaw li ñuy fayee ñiy liggéeyal nguur gi yëpp daf ci am benn pàcc mooy ñu tudd jàngalekat yu jàpp ni ñuy fayee ñeneen ñi. ëpp na noo xam ni xel nanguwu ko alors que ñooy jàng même chose. d'accord loolu ñëpp d'accord nañ ci. aujourd'hui li ñu war a def yaa ngi wax sànq budget éducation. 636 000 milliards. ko ci nopp bëri na. parce que boo jëlee budget bi yëpp def ko ñetti pàcc benn pàcc bi yëpp lañ jox njàng beeg njàngale kon nag day mel nit soo ko déggee ci nopp bëri na. trop xam nga budget boo koy jàngat da nga ko jàngat si ñeent pàcc. benn da nga xool ñaata lañ ciy dugal. Sénégal jàmbaar la 636 milliards. plus de 25%. du budget national la. donc loolu jàmbaar la. mais da nga xool aussi budget bi li ñu tuddee sensibilité. est-ce que budget bi dana dem ba laal ñi ko gën a soxla mooy ñi nekk ci gox-goxaat yi. seet ñi nga xam ni am nañ laagoo. ñu nekk ci àll bi mais gis nga ci côté boobu am na ay jafe-jafe. trop bëri na ñoo xam ni conditions yi jàngee yaa ngi wax abri provisoire yi. waay tablement yi manqué. nawet bi di ñëw duñu am fu ñu dugg. parce que dañu am laagoo conditions yi nga xam ni lay école bi di nekk du tax ñu mën a jàng donc sensibilité dafa nekk poñ boo xam ne da nga koy xool. da nga xool aussi budget bi nan lañ ko distribuer. est-ce que boo jëlee tey lépp lu jëm ci làkk yi langue nationale jëm ci daara yi wala ci non formel bi amuñu 1% ci budget bi. kon nag boo amee budget da war nga ko pàccal boo xam ni ku ne da nga ci gis sa bopp parce que njàng lépp la. donc il faudrait évidemment que petite enfance moom mooy tout tànk yi yooyu yëpp ñoom moins de 1% lu ñu am. di nga xool aussi transparence budget bi est-ce que tey yow en tant que journaliste boo bëggoon am ay données sur le budget est-ce que yomb na la ah donc disponibilité de données donc poñ yooyu boo ko xoolee da ngay gis ni Sénégal naam def na ay effort ci xaalis bu li muy dugal ci biir éducation mais des na ay jéego yu ñu war a def ci yeneen fànn yi yoo xam ni day mën a gunge ñu nekk ci gox-goxaat yi. soo jëlee diggante li école bi di jot parce que éducation boo koy wax école boo koy wax xaalis bi dafa war a dem ñu sentir ko ci biir école bi wàcc su suuf a suuf mais li nekk ci kaw dafa mel ni mu ëpp loolu li nga xam ne mooy wàcc suuf. parce que li ñu doon jox jàngalekat yi ci suuf muy école yi at bu jot dañuy gis muy wàcc di wàññeeku. ah bon waaw oui muy wàññeeku seen budget yi ñu leen jox seen budget bi ñu leen jox au niveau des écoles da ngay gis muy wàññeeku non seulement dafay wàññeeku mais ensuite dafay ñëw en retard alors que boo bëggee def qualité li ëpp ci li nga yor donc ko war a yóbbu ci suuf loolu mooy benn. mais ñaar bu fekkee da nga am système éducatif boo xam ni am na 4 ba 5 ministères yu ko ŋànk. xam nga loolu te nee nga amuloo xaalis bu doy dafay teexel aussi. ça pose un problème ça pose problème parce que tey jii bu nekkee amuloo lu doy da ngay rationaliser li nga xam ne lu tuuti li nga yor soo amee 5 ministère bu ne day am fonctionnement am ministre am cabinet am ay atom donc loolu c'est un coût. donc il faut ñu delluwaat ci une gestion holistique ba delluwaat sur un grand ministère de l'éducation. soxla wu ñu am 5 ministères en charge de l'éducation. et loolu mooy li fi am demal Japon da ngay ñëw fekk mu am seen ministre de l'éducation de la formation de la culture et des sports. gis nga ñooñu ñoo la ëpp alal ñoo la ëpp nit. foofu comprendre nañ ni door ñoo jël seen gouvernement wala seen ministère éducation di ko pàccal parce que foofu dem day tas. day tas xaalis bi quoi tas budget beeg yi demee noonu mais est-ce que jàppaloo ne tamit li gouvernement bi di faral di wax naan enseignants yi dañoo c'est un nombre pléthorique bari am na ñu naan 100 000 enseignants en tout cas à peu près est-ce que loolu aussi du jouer ci rémunération bi ngay wax ni waaw li may wax askan wi di la ko wax El Hadj Malick mooy enseignants yi bëriwuñu. déedéet. bëriwuñu parce que. pourtant gouvernement bi même le président de la République am na benn jour la wax daan ne waaw gars yi dañoo kii. non président bu ko waxee. xaw a sakkan tuuti. non enseignants yi bëriwuñu bu fekkee ni da nga nekk. c'est vrai qu'il y a déficit quelque part mais bon. bu nekkee da nga nekk dëkk bu am ambition
nga ne xale bu ne war naa dugg ci l'école ba 1,5 million yi nekk ci mbedd mi nga dugal leen ci école bi war ngaa yokk say enseignants bu fekkee da nga nekk dëkk boo xam ne da ngaa bëgg am qualité mooy nga am classe boo xam ni dina yemamaay. nombre du fees. ba jàngalekat du jàngal classe bi kese waaye day jàngal xale bu ne xam xale bu ne nu mu tudd fan la jógee yan jafe-jafe la am nan lañ koy toppatoowee boobaa war ngaa yokk jàngalekat yi parce que ba léegi da nga am ay classes yoo xam dafa fees bu fekkee ni da nga nekk système boo xam ni bëgg loo am ay classes complexes mooy ay double flux kiy ñëw suba kiy ñëw ngoon donc waxtu bi ñuy jàng day manqué war ngaa yokk say jàngalekat donc boo ko xoolee ci ñi nekk ci bitti te dugguñu nga xool ko ci classe yi tey di mu feesee xam nga ni jàngalekat yi ñu soxla tey dafa toll na ci diggante 40 ba 45 mille donc bu kenn wax ni jàngalekat dañoo bëri déedéet suñu réew dañ ko war a tabax ki koy tabax mooy xale yi ki leen di gunge moom mooy jàngalekat yi war nañoo yokk seen lim war nañoo yokk ci waxtu bi ñu leen di jàngal ñoom jàngalekat yi formation ba ñu mën a gunge suñuy doom. mais est-ce que li ñuy jël ci li ñuy tànk ci budget bi bariwul wala loolu du ci dara. li ñuy tànk li ñuy pomper ci budget bi le paiement des enseignants quoi je veux dire. waaw globalement. waaw kay dana bëri kay ndax bu fekkee ni fonctionnaires yi. mooy maanaam ñu nekk ci fonction publique ñi ci ëpp ay jàngalekat lan même bu fekkee jàngalekat yi ba léegi lim bi matul. dama bëgg ñu juboo ci ni li lim bi di bëri par rapport ak yeneen. ak li ñu koy wax na nangam. enseignants yi manqué na loolu sax naqarul la comprendre parce que bëri nga ay xale yoo xam ne jànguñu classe ci fees na. war ngaa yokk ay jàngalekat. donc boo yokkee jàngalekat da ngay jàpp ni nag investissement la parce que boo yokkee jàngalekat da nga leen fay dans tous les cas. parce que naturellement. évidemment puisque ñoom ñoo ëpp ci fonction publique ci salaire li leen di fay dafay nekk loo xam ni moom mooy ëpp doole. loolu mooy benn donc jàngalekat yi pour ñun war nañoo yokk seen lim bu ñu yokkee seen lim évidemment que liñ leen di fay en terme de salaire dana yokk. loolu xel dana ko nangu te liñ leen di fay jàpp nañ sax war nañ ko gën a defaraat. parce que yow sa doom boo yeewoo doo ko gis booy 7 heures. ba si ngoon ba 5 heures 6 heures. moo ngi ak jàngalekatam. waaw donc kooku muy nekkal ci moom nga yaakaar pour mu. def ci moom dara. absolument ci yar def ci moom dara ci xam-xam. def ci moom c'est clair ah. kooku donc war nga def ay conditions yoo xam ne bu ñëwee ci classe bi. xelam bi yëpp day nekk ci classe bi xelam bi yëpp nekk ci élèves yi xelam bi yëpp nekk ni mu leen gunge mais bu fekkee da nga am jàngale xam nekkul sur un minimum de conditions li koy def mooy day dugg classe bi mais xel bi du fi nekk. wala muy lijjanti nu muy takkalee nu muy xaree matt pour def leneen donc aujourd'hui il faut que sur la question enseignante ñu juboo ci nombre bi tuuti na. ñu juboo wet nii ñu leen di accompagner. mooy payor bi war nañ ko mën a defaraat. parce que enseignant tey ni ñu koy présenté dafa mel ni ku misérable bañ na ko ba xale yu bëri tey boo doon laajoon lan nga bëgg a doon suba ñi la ciy wax enseignant dootul bëri. non lu ñu jàngale kay waxuñ ci dara. dootul bëri donc loolu moo waral ñu jàpp ni évidemment que sur cette question là. il faut ñu nangu ko maintenant du lépp nga mën a sottil tey. mais d'abord nga nangu ni tuuti nañ nga nangu ni war nga yokk seen i conditions nga nangu ni enseignement war na nekk métier boo xam ne mooy attirer ñi mën ci ñun. ñi gën a sawar ci ñun ñi dàq jàng si ñun et boobaa nga seet nag nga koy planifier par ndànk-ndànk ba mën a am nag ni nga ko bëggee ak nombre bi nga ko bëggee. d'accord mais est-ce que COSYDEP parfois du am problème de positionnement bon d'accord parce que stabilité école bi mooy seen rôle bu ngeen sañoon njàng mi day dal école yi nekk lu ñu pacifier problème du am mais est-ce que entre les enseignants et le gouvernement parfois yéen du ngeen am problème foofu. ah bien sûr problème kay. xat-xat li ñu naan xat-xat. xat kay da nga koy am saa su ne. muy diggante jàngalekat yeeg gouvernement beeg ak askan. et puis chaque année ça se répète. c'est récurrent. ñun suñu rôle sax booy seet mën nañ def un rôle de facilitation mooy nu ñu fexe ba waxtaan ak ku ne. waaw ba kenn ku nekk la nga ngànkoon nga bàyyi ko. da koy bàyyi ñu mën a ànd gëstu indi solution d'accord mais suñu rôle principalement mooy nu ñuy fexe ba du ñu bedd benn xale si njàng beeg jàngale. lu ñuy fexe ba jàng dana nekk dans les conditions yi war a tax ba xale bi fa dugg. yéen droit bi xale bi am ngeen bañ ko xañ. loolu ñu bañ ko xañ xale bi dafa war a dugg ci l'école place am école la du ñu mbedd bi bu duggee école dafa war a non seulement dafa war a dugg waaye dafa war a jàng dafa war a tekkee loolu moom mooy suñu yitte ci loolu mooy programme yi dawal programme yu bëri yoo xam ne ñoo ngi koy liggéey mais du feeñ lii feeñ mooy bu crise amee. waaw ngeen jóg di wax parce que il faut crise am pour ñu ngeen ñëw toog parce que bu crise bu ngeen réglul crise bi xale bi doo xam fu muy taxaw. c'est clair. c'est lié pratiquement. c'est très lié donc évidemment que am nañ ay jafe-jafe fànn boobu. Bon mais je crois que li ci am solo mooy di fexe ba taxawaay boo xam ni taxawaayu citoyen lay doon maanaam taxawaayu dëgg lay doon. taxawaayu ku responsable lay doon. bu mbir amee nga def ci gëstu pour joxe sa xalaat à temps. mais beneen bi mooy balaa amee mbir di am nga indi ci ay saafara booy seet am nañ li ñu tuddee suñu programme non vacances pour l'école. ñun dañoo gëm ne ñetti weeru vacances yi
ñetti weer la yoo xam ni weeru waxtaan la war a doon pour xalaat ci lan jafe-jafe moo mën a am. da nga bëgg a wax nag da nga wax ne yow yéenay waa COSYDEP mooy bu 3 mois yu yëpp ay dialogue la waroon doon. 3 mois mais parce que bu ñu ko defoon kon dans l'année duñ defar dialogue. du am dialogue donc dañuy jàng ba mu yàgg ñu arrêté dem dialogue yi waxtaan. loolu la ñuy def ñun donc dañuy def suñu non vacances pour l'école jébbal ko syndicat dañ ciy bokk ñu woo waa gouvernement bi jébbal ko kilifa yi loolu yëpp pour wane ni ñoo ngi xeex. pour que jafe-jafe yi am mooy crise yeeg grève yi. mën a su mënul jeexit mu mën a wàññeeku loolu ci biir njàng beeg njàngale. parce que bu wàññeekoo si ngay mën a am nag jot pour lijjanti yeneen questions yi nga xam ne c'est des questions enjeu yeneen questions yi war a lijjanti mooy. fexe ba bu ñu bedd benn xale ci biir njàng beeg njàngale. kooku il faut ñu am jotu def ko. fexe ba li tax ba nit ki am qualité mooy am table banc yu doy am ay livres yu doy question numérique bi ñu régler ko il faut ñu am jotu waxtaanee ko indil ko ay saafara fexe ba nga xam dañuy am jàng boo xam ni dana mën a tontu suñu bëgg-bëgg ak suñu développement wu réew. donc ba nga xam ni doo am impression que ni ku jàng génn chômeur ngay doon. wala bokk doo mën dara da ngay nekk diplômé rek am naa diplôme bii waaye amul benn qualification bu la waxee loo mën. doo am loo ci teg fexe ba du ñu loolu moom mooy li nga xam ne war nañu am jotam mais tant que moo ngi am këral yi am diggante gouvernement beeg syndicat yi évidemment que du ñu am jotu nag dugg ci li tax ñuy wax jàng li tax ñuy wax jàng véritablement mooy tabax nit ki nga xam ne moo war a tabax. ëllëg mooy tabax société bi alors mais man li ma jaaxal mooy naka parce que tamit am na benn problème parce que xale bi su ngeen bëgg yéen xale yëpp dem jàngi ñu bañ leen a xañ njàng mi yëpp bañ a am mais dafa am problème lu ñu tuddee état civil aussi ci àll bi. c'est un problème bu xaw a doy waar boo xam ne bi nit ki bon am na sax léeg-léeg ñuy dégg ñu naan mën ngaa dal école sans kayitu juddu ba ci kanam ak yooyu mais loolu lu ñu war a régler la beneen bi ci tegu moom mooy wax naa ko léegi dama ko brosser mooy nombre pléthorique da ngay dem ci benn classe boo xam ne bii lu mat 99 xale dama ko waxee noonu mais 50 70 élèves ay xale yu tout tànk yoo xam ne ñoom yëpp dañuy jógaloo noonu loolu aussi c'est à régler parce que ci côté Sédhiou ak au sud du pays en tout cas un peu même au nord gars yi dañu ko ci ay néeg yu xaw a doy waar la ñuy toog loolu ndax budget bi mi ngi koy prévoir wala gars yi dañuy def abri provisoire yi petit à petit ñuy defar di dem mais il faut enlever le mot provisoire parce que c'est devenu maintenant 10 ans 20 ans 30 ans toujours nga naan provisoire. non mais tu as raison c'est-à-dire que li nga wax dëgg bu leer la mooy bu njëkk ci njëkk yi mooy nu ñuy fexe ba du ñu bàyyi benn xale ci biti d'abord li nga wax bañ a bàyyi benn xale ci biti dana tax ñu régler question wu état civil kayitu juddu xale yi naturellement nit xale xam nga moom indiwu fi bopp il faut mu identification mu ne existe na waaye existé wul juridiquement bu demee ba classe examen ñu laaj ko këyit amul këyit boobaa xëy na moom jafe-jafe ça pose un problème ci àll bi këyitu juddu xale yi dafa nekk loo xam ni Sénégal am na outil yi àdduna toll na foo xam ni war nañ ko mën a féetale boor très rapidement même beneen bi mooy wax nga ba léegi nu ñuy fexe ba ñëpp dugg ci l'école ñu bañ a bedd kenn dana yóbbu ci frais d'inscription yi gis nga ren am nga fi ay écoles yoo xam ne ñoo ngi laajte 25 000 35 000 pour inscription am nga boo ci primaire bi wala am na ci moyen bi primaire bi surtout ci moyen secondaire bi fa la ok donc bu nekkee ñoo ngi laajte loolu ci frais d'inscription alors que am nañ këyit bu ne frais d'inscription warul ëpp 10 000 francs boo yoree ñetti bant wala juróomi bant imagine li muy doon finalement da ngay obligé ne kii na jàngi kii na toog ci kër gi te lépp boo waxee kii na jàngi kii na toog ci kër gi ku moytul ku jigéen ki ngay waaw day doy war frais d'inscription yi il faut ñu xam ni école éducation droit la droit nag nekkul lu ñuy saraxu nekkul lu lay may yow yaa ko moom te ki garantir droit bi moom moo tudd état du Sénégal donc war ñoo nangu nit bañ a dugg l'école ndax xaalis bi ñu koy laaj toll na noo xam ne yoru ko benn mais ñaar il faut aussi que soo bëggee wax droit à l'éducation nga wax frais yi il faut aussi nga adresser la question de nan lay école yi di jege askan wi tey gis nga am na ay classe boo demee ci yenn village yoo xam ne dañoo tëj classe ba ndax amuñ jàngalekat tëj classe ba donc xale yi jàngoon na leen génn leen tëj classe ba ndax amul jàngalekat donc il faut que ñu am ay classe yu doy yu dem ci gox-goxaat yi te loolu dafa nekk loo xam ne dañu ko war a planifier donc droit à l'éducation mooy waral ba nga mën a nag adressé lépp loo xam ne mën naa tax nit dugg ci l'école jëlal ñi def laago suma xarit Yatma xëy na moom ñu déglu Yatma jaaroon na fi wax ko pratiquement comme li ngay wax nii yoo xam ni dugg ci l'école parce que simplement ni yàlla def waaw mënuñu sax yéeg ci benn banc wala yu demee noonu yooyu yëpp ay question li nga xam ni il faut ñu adressé ko jëmmal ko parce que xel nanguwul en 2022 nga am ay sénégalais yoo xam ne mënuñoo lire mënuñoo bind ci français mënuñu ko ci anglais mënuñu ko ci arabe mënuñu ko seen làkk. est-ce que yéen a ngi jéem a xool yaa ngi au niveau de COSYDEP yéen a ngi jéem a xool taux d'alphabétisation bi chaque année est-ce que ñuy dugg bari nañ est-ce que nangam
pour le moment pourcentage bi est-ce que am nga ci benn idée wala lu passé woon wala ak xaw naa yokku wala stagné wu wala. non stagné wu parce que on est toujours. wala ça de 80%. ah bon mais donc c'est bon 80% c'est bon hein. waaw non je veux dire pour réew bu nekk en 2022. ah oui mais bon. li nga xam ne mooy li ñu tuddee hors école ñuy duggul l'école te da nga ciy compter aussi ñi nga xam ne dugg nañ l'école waaye jeexaluñu seen fukki at. ah ok. te jànguloo li ñuy wax éducation de base mooy. primaire li nga mënul ñàkk xam. loolu mooy éducation de base. enseignement base bi mooy 6 ans élémentaire ak 4 ans moyen loolu suñuy këyit moo ne xale bu dugg l'école bu ne war naa def au minimum 10 ans xoolal boo defee examen entrée en sixième. au moins mu dem ba BFEM. dem BFEM mooy def 10 ans d'éducation de base. loolu bu ko matul da nga koy boole aussi si ñi nga xam ni évidemment que en termes de scolarisation manqué na seen scolarisation. ah bon taux boobu ci lañ koy boole affaire boobu. bien sûr léegi ñi nga xam ni jeexaluñu. ak ñu ok. dañuy am aussi benn considération pour donc bu ñuy xool évidemment que tey sur question wu ñi dugg l'école am nañ ci ay défis bi luñ ci góorgóorlu nañ ci nag moom. mais am na ci ay défis parce que tant que yaa ngi gis benn xale bu nekk ci mbedd mi ci bisu jàng ci heure jàng sa xel war naa tiit loolu mooy benn mais booy xool aussi qualité bi jàng aussi école waru nekk kese garderie foo xam ne waajur bi day jël sànni la ci l'école ba. waaw rek bàyyi la fa quoi waay. donc qualité bi ba nga xam ne xale bi li muy jàng. dana ko jariñ mais dana nduróog aussi li askanam bëgg ci moom ba nga xam ni bu génnee si jàng bi dana amal boppam njariñ amal waajuram njariñ amal aussi réew mi njariñ loolu aussi en terme de qualité nekk na aussi ay questions yi nga xam ne war nañu ko adressé donc évidemment que bëri na ay défis yoo xam ni tey jii war nañoo jàkkaarloo moom ci fànn yooyu mais malheureusement coow yi nga xam ne moom mooy am ci ay engagement yoo xam ne gouvernement bi jël na ko te jëmmalu ko wala bokk ci ay injustice yi nga xam ne ñenn enseignants yi ñoo ngi koy sentir parce que da nga ñëw faral ñii mel ni ku faral ñii bàyyi njële boot di jële yooyu c'est des questions yi nga xam ni war nañ ko adresser mais pour adresser ko nag il faut que askan wi muy yow ak man ñu am beneen taxawaay ci biir l'école bi il faut pas que ñu jël l'école bi bàyyi ko diggante gouvernement bi kese ak jàngalekat yi il faut que askan bi dugg ci association de parents d'élèves yi tey bu association parents d'élèves génnoon ne dafay def assemblée générale li nga fay fekk fukki nit nga fay fekk fukki nit ak juróom donc il faut que askan bi jàpp ni école bi ñoom ñoo ko moom ñoom xam ni seen àq la seen yelleef la seen ok ñooy fay gouvernement bi ñooy fay jàngalekat yi donc dañu war a ñëw dugg seen l'école ku nekk xam sa l'école doom mais écoute nan la mel est-ce que am na ndox est-ce que am na table banc yu doy est-ce que am na gànnuwaay est-ce que am na gardien lan moo fa manqué li fa manqué man en tant que askan nan la ñu mën a organiser woo pour mottali ko li nga xam ni ëpp na suñu doole nu ñu mën a pousser nguur gi def fa pression pour ñoom ñu génn mattale ko tey boo gisee élèves yi di génn ci mbedd mi c'est parce que échec gu mag ñi la parce que normalement bu nekkoon parents yi joué nañ seen rôle parents yi ñooy dem ci mbedd mi parents yi ñooy waxal gouvernement bi parents yi ñooy wax ak jàngalekat yi et non pas élèves yi ñoo koy def donc échec gu mag yi moo waral ba xale yi seen bopp gis ni ñoom ñooy perte ñoom ñooy perte et donc ñoom ñu génnal seen bopp te ci grève bi leneen li nga xam ne aussi dafay metti loolu mooy que public bi moom mooy ñi nga xam ni ñoo ci gën a perte xale yi nga xam ne ñoo ngi ci école publique. oui c'est vrai moo tax ñu dem génnee privé yi ci dem xeex fii gars yi ñi examen ñi di composé yow nga ne ci mbedd mi. te bu ñu eggee ca examen ba. loolu ah oui c'est à chance égale ah bon. chance égale lay doon. su kooku. donc même kayit bi lan lay joxaat. très bien mbokk yi ma fàttali ne ba léegi ñu ngi ci fi mu toll nii lii nga xam ne moo di janoo bi fii ci 98.5 Sud FM seen rajo tey nag ñu fiy dalal Cheikh Mbow secrétaire exécutif bu COSYDEP bi nga xamee ne ñoom bu ñu sañoon ñëpp dugg ci école yi jàng noppi itam école yi dal mais Cheikh Mbow syndicat yi tamit fokk ñu waxtaan ak ñoom itam parce que gars yi syndicat yi itam kenn du ñoom parce que gouvernement bi woote woon na fi dafay koy woote defe naa jamono bi fi Mansour Sy nekkee la xaw ma ñuy wax ay représentativité def élection nga xam ne lu mu gàtt war nga am 10% ñu la teewal yoo xam ne bu ñu calculer say nit nga xam ne yow kon gouvernement bi ñoom nee nañ ñii la ñuy waxal ña ca des nag ñoom bon ñu toog ci tous bi bon dès que c'est vrai que yenn saa ñu yëngoo gi demee noonu est-ce que ñàkk ànduk syndicat yooyu également parce que da ngay gën a débrayé nañ à 9h ñii ne bon ñun bu ñuy def journal fii da ngay dégg ñu ne grève bi suivre nañ ko à Saint-Louis mais à Thiès c'est un peu xam nga yow mi wax sax à la limite chapeau yi doo xam est-ce que boo paree journal sax buñ la laajoon ne la yow en tant que journaliste garab bi est-ce que lëng na wala lëngul doo xam looy wax est-ce que loolu posé wul problème également. ankay c'est vrai que problème la question syndicat yi problème la Sénégal problème la ci Afrique francophone de manière générale. déjà. boo jëlee réew mu tudd Nigéria ëppee na la fukk yoon waaye ëppalee nga ko yow fukk yoon ay syndicat dégg nga wax bi. ah bon.
Nigéria def na la 10 fois le Sénégal. En termes de population. waaw ak superficie beeg yëpp. oui ensuite yow ëppalee nga ko 10 fois ay syndicats. ça alors. donc ça veut dire que ñun ñoo am culture lépp lu ñuy def ñu pàccal ko koñ ba ASC ya da ngay am ASC ci gauche am ASC droite. waay suñu jumaa yeeg jàkk yi da ngay am jàkk boo xam ni. yenn saa imaam yi sax du jubóo. ça donc nga ñëw tamit ci parti politique yi kenn xamul nu ñu toll nga ñëw syndicat kenn xamul nu mu toll loolu la ñëpp seetlu woon ne bu ñu bëggee am ay syndicats yi nga xam ni li leen tax a jóg benn agenda kese lay doon mooy ñoom seen jàngalekat yi ak école bi il faut ñu rationaliser ko moo leen yóbboon ci élection de représentativité def nañ élection de représentativité ne képp koo xam ne am na 10% da nga toog ci table de négociation ñooñu xam na leen defe naa 7 lañ ñeneen ñi nga xam ne amuñu 10% dañuy xaar beneen élection entre fii ak beneen élection ñoom xëy na ñu dem uti ji ay militants pour yokk ba nga xam ni bu ñuy dem élection dana mën a am ay nombre bëri moom mën nañoo nekk peut-être ci dialogue social bi mais ci négociation collective bi ñële ñoom ñoo fay nekk moom mooy 7 yi nga xam ne mooy ñu représentatif loolu kon. mooy 7 syndicats les plus représentés. tontu la woon bu ñu indi woon. maintenant tontu boobu nag puisque nekk na loo xam ne dañ ko essayer Sénégal il faut ñu évaluer ko xam nga Sénégal aussi il faut ñu am culture évaluation. boo duggee di xaymawaat xayma bu baax. lan la jur. lan lañ ci gagné lan lañ ci perte lu tax malgré ça ñii am jafe-jafe bi loolu dafa nekk lu ñu xam ne war nañ ko def ñoo ngi waaj a dem d'ailleurs ci élection syndicale. bien sûr bien sûr. ñoom jeexal nañ je crois que avril mai bi. avril non vers fin avril yooyu jëbi mai xam naa après koor geeg yooyu. élection donc dafa laaj ñu xayma ko pour xam lan lañ ci gagné ak lan lañ ci perte est-ce que tax na mu faj saafara bi nga xam ni moom la ñu seetlu woon avant élection yi di am ma am na ambassadeur bu mag boo xam xëy na du ma tudd dëkk bi bon woo ne ma dafa bëgg ma jox ko ay këyit ci nan la ñu defee élection syndicat wu Sénégal parce que ñoom dafa bëgg ñu def ko aussi seen réew. donc bon mais c'est important de. c'est une bonne expérience. c'est une bonne expérience que ñu def seen élection syndicale yi mais il faut ñu taxaw ñi gagné ak ñi perte ñëpp toog évaluer ko pour seet niñ ko defee lan la jur niñ ko dundee lan la indi aussi lan lañ ci gagné yan mooy point fort yan mooy point faible loolu il faut ñu évaluer ko mais tu as raison. bu amee pëcc xoo syndicat yi bëri. agent débra yi fii ñii ne jàng nañ. syndicat politique la. waaw les enseignants de tel parti de tel. opposition bi la loolu bu ñu ko indee day indi jaxasoo. ba sax li muy jur mooy da ngay dem ba askan bi. même bu jàngalekat amee dëgg yenn saa yi nit dana am dëgg ba pare ñu jëppi la. d'accord yooyu il faudrait évidemment. d'accord mais am na ay moments yoo xam ni bon je ne sais pas am na ay moments yoo xam ne dañu naan bu fekkente ne réew tel. korom bi mu waroon am comme yow 900 heures nga wax 700 yi sax parfois du mat souvent da ngay dégg ay rumeurs c'est des rumeurs est-ce que mënul dem ba impacté wu ci diplôme yi comme le baccalauréat par exemple parce que souvent da ngay dégg ñu naan est-ce que seen bac bi c'est reconnu wala loolu c'est des rumeurs. waaw en fonction du parce que bac bi c'est beneen niveau la sax d'ailleurs. bu ñu ko organiser rek mooy c'est bon dañ koy organiser. mu répondre aux normes. aux normes oui. dans tous les cas xam nga mbir mi nekkul kese nga am baccalauréat. seulement. waaw xam nga loolu bu nekkee da nga nekk réew moo xam ni da nga bëgg bokk ci réew yu mag ñi réew ñu mën ñi. waaw doo lijjanti que sa am ay diplômé am ko am baccalauréat am BFM. mais da ngay fexe ba baccalauréat bi mu am. mu mérité ko fekk njàng mi dugg na quoi. donc te njàng bi pour mu dugg tey kër gi sax boo ko bëggoon tabax dafa am benn waxtu woo xam ni. lu mu néew war nga koo jël pour tabax kër gi mu egg. c'est sûr donc waxtu wi ñu war a jàngal xale yi dafa war nekk lu ñu war a yëttewu c'est-à-dire jàng warul yem kese ci aspect yooyu nga xam ne mooy. am nga diplôme bi wala mën nga répéter. parce que ñun lay réciter buñ la évaluer dañ naan la ndax xam nga lii nga répéter ko restituer ko. mais boo ko waroon dund loolu ñu la laaj. mënuloo ko dund jàng dafa weesu loolu. donc waxtu wi ñu war a jàng. dafa war a tolloog lu tuutee ba tuuti li yeneen réew yi di ut mooy 900 heures. te je dis bien bu tuutee ba tuuti. war nañoo am sa ambition wu ut plus. moo tax ñun ñu doon fi ubbi tey jàng tey d'ailleurs parce que. bi ñu fexe ba góorgóorlu ba du ñu perte temps ci. mais loolu c'est raté ah. raté entre guillemets parce que je veux dire ubbi tey jàng tey est-ce que ça finalement c'est. non mënoo ko def ci école yëpp mais c'est pas raté bu nekkee dafa jógee ci société civile parce que. nit ku baax ku ne da ngay bëgg lu baax. bien sûr nit da ngay am ambition. ubbi tey jàng tey moo war a am bu amee moo war a am bu amul. mais est-ce que loolu manque de volonté gouvernement bi la wala mais est-ce que yaakaaroon loolu lu war a mën a nekk la. lan noonu. ubbi tey jàng tey su fekkente ni par exemple sans vacances boobu ngeen doon nga xam ne y a pas de vacances jar waxtaan bi def ngeen ko ci 3 mois yi. ba teg ko ne la mais bi nga ubbee mën ngeen a jàng. waaw loolu mooy war di am bon maintenant il faut ñu xam lépp lu koy gàllankoor at bu jot ñu seet nan lañ koy yëkkatee. ndànk ba koy def problème mu nawet bi ci responsabilité. am na loo xam ni askan bi mën nañ ko lijjanti bale sa école loolu askan bi mën na ko def. am na loo xam ni. wala ASC mën nañ ko def. am na loo xam ni weesu na askan wi nguur gi moom moo ko war a def donc ñun jàpp nañ ni
réew da ngay am ambition nit da ngay bëgg dara yow mi yàgg ngaa laaj da nga naan réew mi il faut ñu am réew moo xam day am justice kenn du bedd kenn xëy na amuloo ko à 100% mais du tee mu nekk say ambition donc ambition la que nga tàmbali l'école bi ci waxtu wa waaye du ci yem boo ko tàmbalee ci waxtu wa donc da ngay gagner temps parce que avant ubbi tey jàng tey école yi ëpp doon nañ toog weer ak genn wàll balaa ñuy tàmbali. ah bon nekk di rek ay inscription ay. mooy tardé wu Sénégal rek xam nga Sénégal bu la. waaw yéex a ñëw ñii ji ubbi tey jàng tey léegi école bi gën a tardé sax xëy na fukki fan ak juróom lay def donc boo gañee waxtu ci tàmbali bi war ngaa lijjanti aussi ci biir jàng bi. mais il faut ngeen suivre loolu aussi waaw. ci biir jàng bi aussi nga bañ a perte waxtu donc tàmbali bu baax. dara dalal xel mais ci biir jàngale bi. nga fexe aussi nooy def ba doo fa ñàkk ay temps yu bëri moom mooy grève yi nga xam ne moom mooy am te pour bañ a ñàkk temps yu bëri ci biir jàngale bi dafa nekk loo xam ni da nga ko war a waxtaanee ci vacances yi benn. mais ñaar dafa nekk loo xam ni ki nga xam ni moom moo yor responsabilité éducation mooy gouvernement bi lépp lu mu diggee ak lépp lu muy mbëbët. lu mu xas ba signé. mu jëmmal ko mais aussi nga fexe ba góorgóorlu ba tëjub jàngale bi aussi mooy dénouement bi tëj bi nekk ci waxtu wa ñu bañ a tëj te waxtu wa jotul mais it tëj ba nekk waxtu woo xam ni da nga ciy génne ay résultats parce que boo eggee ci fin wu année scolaire bi. foofu da ngay nattee li nga liggéey. boo ko nattee gis ni boo amee fukk xale juróom-benn xale yi jàlluñu. boobaa nga jàpp ni kon yow problème bi dootul xale yi mais yow système bi yaa am problème parce que taux d'échec bi am na fu muy toll rek. jàppale ni yow xëy na mag bi yow jàngalekat. c'est responsabilité c'est responsable est-ce que gisoo ne xale yi fan yi li ñuy def c'est vrai que yow rafetluwuloo ko kenn rafetluwu ko sax d'ailleurs mooy gën di yàq ak yu demee noonu parce que ay xale lañ certes. mais am na répression policière bu ci amoon boo xam ne bi c'est déplorable parce que tamit jàpp xale yi dóor leen est-ce que yaakaar nga ne loolu solution la. mais parce que tamit également privé catholique bi nee na ñoom yàqal nañ leen bon xëy na dañu xaar état bi fay leen wala je sais pas daje nañ fi sax taskati xabaar yi barki démb pour évaluer également ñoom tamit ñàkk yi nga xam ne ñàkk nañ ko ci xale yàq ci ñoom mais est-ce que dal ci alkaati yi dal ci seen kaw moom vraiment loolu moom defe naa ni alkaati sax rafetlu wuñ ko xanaa laa yaakaar. waaw non c'est que loolu jàngat bi mooy ni nga wax rek bu njëkk mooy. ñu jàpp ni sant la que nga am ay doom yoo xam ne la dama bëgg a jàngi. surtout loolu mooy benn. ñaar nga jàpp ni loolu bu amee xëy na ñun mag ñi ñoo échoué parce que bu association parents d'élèves yi bu nekkoon jóg nañ bañ a seetaan kese def li ñu war a def kon boobaa seen doom duñu soxla dem ci mbedd mi ñun mag ñi ñoo échoué parce que parents d'élèves yi mën nañoo régler loolu. en tout cas war nañ ci mën a taxaw. place bi si xale yi taxaw ba daan dañoo bëgg a jàngi xëy na ñun waajur ñoo war a génn ni suñuy doom dañoo war a jàngi. loolu mooy benn donc en terme d'échec beneen bi mooy bu fekkoon ni ñun kilifa yi mooy gouvernement bi nga xam ni moom moo yor responsabilité éducation moom moo engagé enseignants yi def na li ko mate woon ba nga xam ni ay ndawam du ñu génn di grève kon xëy na situation bu di am kon nag bu loolu amee jàpp nañ ni police pour mu def ay répression di dóor xale yi di jàpp xale yi pour ñun loolu mën naa ñàkk. et puis ñoom dañuy wax marche pacifique xale yi pourtant ñoom loolu mais parfois mu rax nag. mën na leen encadrer mais mooy waral xëy na sama profito sa micro bi pour wax xale yi ni bu fekkoon ni da ngeen ñoo bëgg a yëgal ñun mag ñi ni yéen da ngeen bëgg a jàng seen message jàll na jàpp leen ni seen place yéen ci kër ga la ak ci l'école ba donc jarul ngeen di génn ci mbedd mi jarul ngeen di def yenn rassemblement parce que boo leen ko defee li mu mën a jur dafa bëri surtout mën ngeen am koo xam ni xëy na sax du élève rax leen def li mu warul mën ngeen ci am koo xam ni tout tànk la am 11 ans 12 ans. waaye ñu dal ci kaw wala mu mbëkk oto wala oto yi dal ci kawam. jarul ngeen di nekk mbedd mi jàpp leen ni jox ngeen ñu leçon ñun mag ñi lancer ngeen message bu leer boo xam ni dégg nañ ko. et fi ñu toll nag il faut que gouvernement bi wane ni mbir mi yitteem la ba nga xam ni waxtu wi ñu war a delluwaat ci l'école bi nekk loo xam ne du ñu war a gaawal la. il faut que lépp loo xam ni doon nañ ko def ngir jàngalekat ñu yokk ko. ndax yéen élèves yi génn ngeen. il faut que enseignants yi aussi ñu tenir compte ci élèves yi ba lépp loo xam ne ngànkoon nañ ko lu ñu ci mën a bàyyi ñu mën koo bàyyi ndax élèves yi mais il faut ñu dem dans une situation boo xam ni xale yi dañuy delluwaat ci l'école bi te loolu pour def ko ki ci am première responsabilité mooy ki xam ne ñun ñëpp moo ñu yëlif mooy ki ñu jox lépp ki am pouvoir bi yëpp mu tudd gouvernement du Sénégal donc ñoo ngi koy woo pour évidemment ñu fexe nu ñu saafaraal yi ba xale yi mën a delluwaat ci l'école bi ci nu mu gën a gaawee. si ni mu gën a gaawee waxtaan bi léegi la woon wala boog en tout cas ñi gouvernement bi mi ngi doon daje ak ñi nga xamee ne ñoo di jàngalekat yi mais li ñëpp constaté mooy grève bi jeexagul parce que CUSEMS ñoom ak SAEMS ñoom wax nañu ne dañuy delloo buum ca booy ba wax nañ ko ñoom parce que ñoom et d'ailleurs avant même ñuy dem ci négociation yi démb am na kenn ci ñoom koo xam ne ki secrétaire général la ci benn syndicat ci ñoom ci ñaar yi ma tudd léegi mu ne yaakaaruñ dara ne Ndoye ne yaakaaru Ablaye Ndoye ne dara lu dana gën ca waxtaan wa
parce que nee na gouvernement bi amul volonté résoudre le problème loolu nag waxu syndicaliste la waxu en tout je sais pas mais en tout cas moom loolu la wax. waaw xam nga. bon je sais pas nag est-ce que gouvernement bi ñoom loolu danañ ci jël jàngat wala. waaw ñun de démb bokkoon nañ ca fekkee nañ waxtaan wa. du ñun ñooy négocier mais toogoon nañ ca wet wa. fekkee waxtaan wa. bi gouvernement bi woowee. jàngalekat yi mu nekk loo xam ni déjà le fait que ñu woote pour waxtaan système de rémunération rek pour ñun paa la. beneen bi mooy leneen li nga xam ni poñ la bu positif mooy ci biir wax bi ñëpp nangu nañ ni ni ñuy yoree suñuy agent mooy ñiy liggéeyal nguur gi teguwul ci yoon. am na déséquilibre. donc loolu au moins ñëpp nangu nañ feebar bi. maintenant li ci des mooy lan la ñuy def pour saafara ko mooy yenn proposition la ñu war a indi. gouvernement bi nee na syndicat yi lan ngeen ñuy proposé syndicat yi nee na leen du ñun ñoo leen di proposé yéen a ñuy wax lan ngeen mën donc foofu la werante ba nekkoon. dem nañ ba ne léegi nag nañ toog ba fii ak fukki fan ak juróom. est-ce que c'est pas trop. 15 jours pour toogaat nag mën a jëmmal proposition yi jàpp nañ ni dafa ëpp 15 jours ñun wax nañ ko ministre bi dafa ëpp par rapport ak urgence bi nga xam ne mooy am parce que ñi nekk nañ déjà ci 7 plans d'action comme je t'ai dit plan d'action bu nekk 20 à 25 heures la ñi muy gën a gaañ mooy xale yi nekk ci école publique. bien sûr xale yi ñoo ngi génn ci mbedd mi kon nag war 15 jours 1 jour sax bëri na sakatuma 15 jours donc nu gouvernement bi mën a defee effort ba wàññi 15 jours yooyu ñu jéem a fexe ba lundi mardi mercredi bi ñu toog ak jàngalekat yi ak des propositions bu ko defee ñoom ñu waxtaan seen biir trouver un minimum de consensus. kële def effort muy gouvernement bi. jàngalekat yi am lu mu bàyyi bu ko defee xale yi mën a dugg ci l'école bi loolu mooy li nga xam ne moom la ñuy woote mais toog fi ba 15 jours encore. pour régler cette question là urgence bi mayeetu ko loolu mooy benn bi nga xam ne ñun gis nañ ko ci biir jànk ci biir waxtaan bi ci biir waxtaan bi gis nañ ni syndicats yi semble dire wane nañ ni ñoom xalaat nañ ci mbir mi ba nga xam ne am na lu ñu ko gisee ba bu ñu leen woowoon seen tontu dana gaaw kon loolu c'est une avancée maintenant li des mooy gouvernement bi aussi jàpp nañ ni question système de rémunération du débat boo xam ne tey la posé wu na bu yàgg ba léegi. depuis loolu rek am nañ seen technicien am nañ seen expert donc jàppoon naa ne anticiper nañ ci ba xam lan lañ ci mën a def ak lan lañ ci mënul def pour mën ko teg stable bi. mais bi ñuy ñëw bi indaale wuñ benn proposition. indaale wuñ benn proposition. c'est ça man li jaaxal jàngalekat yi wala boog sénégalais yi sax ñi nga xam ne ñoom dañu observé mbir mi surtout presse bi man wax naa ko fi en réunion de rédaction ma ne comment nan ngay mën a demee ci ab waxtaan pour am arrondir les angles te yow bi nga ñëw indi woo benn proposition da ngaa ñëw rek pour déglu. loolu te ngay kilifa gi te yaay kilifa gi. loolu xel nangu ko je crois que jàngalekat yi wax nañ ko ba mu leer. que ñoom du ñoom jàngalekat ñuy def proposition gouvernement moo war a indi li mu wax nañ ko mais dans tous les cas ñun li ñu ciy yitteel mooy. benn 15 jours bëri na donc nañu fexe. yow pour yow c'est trop. non c'est trop long parce que urgent mais attends xale yi li ñu ñàkk ci waxtu déjà dafa bëri xale yi ñoo ngi ci mbedd mi. sans compter les fêtes yi ñu ci war a génnee. non ensuite ñoo ngi ci mbedd mi donc xale yi ñoo ngi leen di ñaan pour ñu toog kër ga arrêté. ah oui ñu ngi taxawaalu ci mbir yi parce que jànguñu. donc il faut aujourd'hui que ñoom ñi nga xam ne ñoo sekk mbir mi ñu jéem a toog très rapidement jarul def 15 jours pour juboo ci lan mooy minimum bi ñu war a def pour classe dellu parce que école dafa war a fonctionner xale place am du ci mbedd mi xale place am biir école la. ki nga xam ni moo war a fexe ba xale yëpp ñi am xale yëpp dañu dugg ci l'école parce que suñuy këyit moo ko wax suñu constitution. kooku mooy nguur gi donc dañ dellu ci classe yi foofu mooy seen place. loolu mooy li nga xam ne moom la ñu war donc jàpp nañu 15 jours bëri na loolu mooy benn. c'est trop quoi question bu bees. bu war a tax nag ñu jël fi ay waxtu yu dul jeex pour di ci xalaat jàpp nañ ne xalaatoon nañ ci avant si on est évidemment des responsables mais suñu appel daal mooy loolu Maodo. mais Cheikh considéré bala nga dem ci appel boobu yow yéen en tant que ONG bu ngeen doon évaluer je donne benn intervalle rek laa joxe à peu près 10 ans ci njàng mi fi mu toll nii ban note ngeen di jox le gouvernement parce que y a énormément de choses signé fii bañ a jubbaloo fii échec yi fii. at yi ñu weesu. waaw wala 5 ans 10 ans benn évaluation bu ndaw rek quelques années ci régime yi quoi yow ba xam lu muy tëddee parce que affaire dafa jaxasoo parce que yéen da ngeen di dem. table de négociation par exemple ngeen toog ñu ne gars yi jubóo ñu ñëw fii nga toog nii boo demee gars yi déclenché waat nañ beneen kii grève. waaw dégg naa sax déclenché nañ 8e plan d'action. 8e plan d'action voilà tu as vu alors que le gouvernement est au courant de tout. non ñun bu ñu doon évaluer. waaw bu ngeen doon évaluer. waaw du mën a baax. déet waay déet waay. am na bu du baax. parce que ku nekk da ngay évaluer xam nga ki évaluer comme jàngalekat. da ngay am sa grille d'évaluation. man lan ngay xool. pour natt nit ki. bu ñu doon natt tey suñu système éducatif. dañu jàpp ni xëy na système bu médiocre la. te médiocre le mot est fort. bon je sais pas si c'est fort ou pas nag maa laaj de mais ñun jàpp nañu c'est médiocre mooy ay soo ko doon jox. baaxul waaw. lu tax parce que système boo xam ne ba léegi am na ay xale yu ñuy bedd dugguñu l'école
kooku ñun mënuñu koo jox poñ yu bëri nga dem nekk 2022. ba léegi nga am plus d'1 million. yoo xam ne ñu ngi taxawal ci mbedd mi. kooku mënuñu ko jox poñ yu inscription yi doyul. lu tax parce que système boo xam ni at bu jot boo defee examen ay 40% ngay am de taux de réussite maanaam ñeent ñooy jàll ci fukk. alors que réew yi nga xam ni am nañ fulla yépp am lu ñu bëgg ñoo ngi fexe bay am 80% boo amee fukk xale juróom-ñett yi jàll. yow soo amee fukk xale ñeent ñooy jàll juróom-benn yi lajj kooku mënuñu ko jox note bu baax bu fekkee da nga am système boo xam ni depuis ay at. abri provisoire wala. même poñ yi ñoom ñoo fi nekk ça veut dire que li ñu waxoon daaw. feebar bi amoon daaw ba léegi. moom la ñuy répété waat. ñun d'accord dañuy système dafay feebar comme nit. mais waruloo chaque fois di jàkkaarloog même jafe-jafe yi. abri provisoire moo ngi fi ba léegi amuñu nuñ ko saafara ba mu truc ba ñu wàññi ko loolu mooy bet mais au-delà de ça même feebar yi la mooy crise bi tout le temps day ay respect des répétitive problème mu état civil donc doo ko mën a jox poñ yu baax donc soo ko xoolee ci li tax ñuy wax jàng mooy ñëpp dugg ci l'école waral na duñ ko jox poñ yu baax bu fekkee da nga ko xool aussi ci lan mooy njeexitalu jàng mooy nit ki tekki du dugg kese école mais dafay réussir am ay résultats yu baax ci système bi duñ ko mën a jox note yi nga xam ne moom li baax bu fekkee da nga xool aussi ci stabilité système bi mooy nga am système boo xam ni tontu na yenn jafe-jafe yi ba mu am dal ba xale yi mën a am jàng maximum poñ yi aussi du mën a baax ni mu waree bu fekkee aussi système bi ñi fay génn dañu am ay problème mu insertion mooy nga gis ñoo xam dañu am ay diplôme ba pare pour ñu mën a liggéey dafay am ay jafe-jafe parce que xëy na c'est plus des diplômés que des qualifiés sur ce plan aussi poñ yi évidemment du mën a nekk lu baax bu fekkee da nga am système boo xam ni ressources yi moo ngi fi xaalis bi am na mais nuñ ko pàccalee bëri nañu ñu beddi yaa ngi dégg daara yi yaa ngi dégg làkk yi langue nationale yi yaa ngi dégg question petite enfance ñu am moins de 1% boobu bi ñu koy am ëpp na fukki at te ba léegi si lañ toll. kooku duma ko mën a jox poñ yu baax donc su ma ko xoolee ci fànn yooyu damay jàpp ni ñun loolu mooy suñuy gët buñ doon natt ci poñ yooyu la ñuy xool pour natt et donc sur ce plan là du ñu mën a jox note yu baax suñu système éducatif kon rek mais bu ñu joxul note yu baax système éducatif bi kan mooy responsable bi. c'est toujours l'État qui est responsable. non du moom kese mais l'État mooy am li ëpp ci pàcc ci responsabilité. parce que moom mooy kilifa wu ñëpp. parce que moom moo benn ci constitution que l'éducation dafa reposer ci responsabilité am. boo demee dëkk bu mel ni France ñoom seen obligation scolaire dafa reposer wu ci état bi ak ci waajur bi à la fois. ça veut dire que waajur bi mën na ne suma doom du jàng l'école état na ko d'accord mais da nga may wan rek ni yow mën nga ko jàngal ci kër ga bu prouver loolu ñu bàyyi ko fii au Sénégal dañ ne xale bu ne ki nga xam ne mooy papam bu njëkk ki war a veiller à ce que bu duggul l'école jàng l'école tekki l'école moom mooy nguur gi au moins pour les 16 ans donc moom mooy am pàcc bi ëpp ci responsabilité mais xëy na man dinaa ci am responsabilité man ko si def bien sûr enseignant bi am na ci responsabilité xëy na yow presse da nga ci am donc ku nekk mën nga ci am aussi une part de responsabilité booy def une analyse beaucoup plus détaillée mais suñu système éducatif globalement c'est médiocre ñun Sénégal ñu nangu ni suñu système éducatif dañ ko war a defaraat dañ ko war a refonder ba mu tontu suñuy bëgg-bëgg askan ba mu nduróog li nga xam ni moom xale yi ñu bëgg a am suba ba mu nduróog loolu ba comme ni ñu koy waxee ñuy jàngale ci suñu aada jàngale suñuy gox ba nga xam ni xale bi du joxe impression que ni li mu xam ci bitim réew li mu xam ci France li mu xam ci Dakar xamu ko ci boppam li mu war a xam ci boppam ak ci ki mu doon donc yooyu yëpp mais Sénégal am na chance su waxtaanee ko à travers les assises nationales de l'éducation Sénégal am na chance su am ay kilifa ay sommité yoo xam ni amul lenn loo xam ni gëstu wuñ ko ni mu waree maintenant li des mooy ñu am leadership am détermination am engagement am pragmatisme ba loolu ñu tënkoon ci ay waxtaan ñu mën koo jëmmal. d'accord à ce niveau là il y a des difficultés. d'accord Cheikh moo xam naa daanaka benn minute ak tuuti moo ñu dese daanaka waxtaan wi def nañu tour boo xam ne bii lépp laal nañ ko ci wàllu njàng mi mais bu ma ci gàttal ci une minute naka la ñuy def ba crise scolaire bi jeex définitivement est-ce que gouvernement bi day woo jàngalekat yi na leen hey li ngeen bëggoon jox nañ leen ko léegi c'est fini bu fi kenn garawati wala garaw mënta ñàkk. waaw xam nga ñun li ñu jàpp mooy grève mën naa am waaye grève warul nekk règle grève dafa war a nekk exception. ok mais suñu réew. dañoo dem ak yi francophonie dañ dem ba at bu jot bu amul grève sax la ñuy tiit naan waaye at bi amul grève kat alors bu amee grève la ñu war a tiit donc loolu mooy première chose. lan la ñu war a def pour génn ci crise bi. mooy il faut gouvernement bi xam ni l'heure est grave. xale yi ñoo ngi ci mbedd mi. li ñu ñàkk bëri na te ci public bi la ëppee. que l'heure est grave. nekk nañ ci situation politico-sociale boo xam ne lu taal lu ne dafay yomb. du secteur éducation.
yéen a ngi seen élection législative yi di waajal seen élection présidentielle génn ngeen ci locales yi élection syndicale ñoo ngi waaj a am li ñu wër ci Afrique dëkk yu bëri ñoo ngi jaxasoo donc jot na ba question sociale yu bëri ñu adressé ko de manière sérieuse ñu xam ni l'heure est grave mooy waral ñu war a rapidement puisque ñoom nangu nañ ni ci ni ñuy yoree jàngalekat yi am na ci ay beddi am na ci kumba am ndey ak kumba bu ndey très rapidement ñu def ay proposition waxtaan ak jàngalekat yi wóor na ma yaakaar naa ni bu waxtaan ak jàngalekat yi y a un minimum pour affaire bi ñu mën a am un minimum de consensus ñu xam ni l'heure est grave. D'accord. wax aussi jàngalekat yi que dans la situation actuelle là jàpp nañ ni ñoom war nañoo mën a am ay propositions yu concrètes gën a juboo ci seen biir ba nga xam ne dañoo am impression que di am na division bi ba bu leen gouvernement woowee mais très rapidement ñu mën a def seen contre-proposition mën a egg nag ci ay consensus loolu mooy waral xale yi dellu ci l'école. D'accord. loolu daal lañ doon jeexalee di fàttali aussi que am na syndicat bu mag bu tudd le Sénégal buñ ko fàtte ci biir mi. Le Sénégal. waaw syndicat boobu. moom mooy syndicat bi la. Absolument, c'est le pays, c'est le pays. ñu bañ a beddi kenn si njàng mbekk njàngale. D'accord. l'école dañ faa war a tekkee. syndicat boobu mooy laajte pour suñuy école répondre aux normes école bu ne am ndox école bu ne am gànnuwaay école bu ne am sécurité école bu ne régler question wu état civil syndicat boobu mooy laajte yow Maodo bu looroon def sa association parents d'élèves wu say doom nga dugg fa ñun ñëpp ñu dugg ci association parents d'élèves yi xam suñuy école ni mu bindoo syndicat boobu mooy laajte ñu xoolaat li nga xam ne tënkoon nañ ko ci assise nationale de l'éducation ñu jéem ko jëmbal parce que jot na ñu jëmbal li ñuy waxtaanee bañ a nekk seulement réew moo xam ni wax la ñu gën a mën ko jëf. jërëjëf Cheikh Mbow ma fàttali na mooy secrétaire exécutif bu COSYDEP ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm bokk yi kon beneen dimanche daañu di kat ci beneen gan fii ci jano bi jërë ngeen jëf merci wasalaam merci beaucoup.